léegi ñu ngi àndandoo ak yéen en direct ci télévision Futur Média exactement minuit 29 mooy doog a jot bu ca kanamee tuuti dañ dem dëkk bu ñu naan Mbour fekk fa festival yi ci festival Salam fan yëpp nag mu ngi bégal kullu kuy sénégalais noonee ngeen koy gisee ci waxtu wi lii moo am ca Mbour stade Caroline Faye kilifa yeeg jàngkat yi ñëpp ñëw àndandoo bu ca kanamee di ngeen ko mën a seetaan ci télévision Futur Média ba tey ñu nekk ak docteur Ahmed Khalifa Niass waaye profité ci rek jàll ci digge gi ni tey la ñuy tàmbali séddale li nga xam ne ni mooy sukkaru koor yi ak téléspectateurs yi mën nañoo jël léegi nii sunu xarit yi boole leen ci bu ko defee ku dugg en direct ñu wax ko mu tànn li mu bëgg a tànn internet yi itam ñu ngi réagir depuis sànq on va les retrouver dans quelques minutes ak Marianne Siva mi nga xam ne ni moo toogee côté régie en attendant ñu jël kenn ci yéen ñi seetaan depuis sànq tey wootee ci 88 628 22 22 allo. 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 sëñ bi na nga def. ça va alhamdulilah. très rapidement noo tudd ak fan ngay wootee. Babacar Loum. Babacar. Loum. Babacar Loum yow foo dëkk. Fass. mbaa bëgg nga ci quartier général. waaw. fan nga dëkk ci Fass. Fass de l'Orme. Fass de l'Orme d'accord sori woo Payotte alors léegi dama yaa ngi jàkkaarloo ak sa télé. allo. yaa ngi jàkkaarloo ak sa télé. non damaa xaw a déplacé wu nag. waaw kon doo mën a gis li ma la bëgg a jox dama bëggoon nga xool rek tànn ba la neex téléphone yi télé bi y a tellement de choses yoo xamante ni mu ngi nii est-ce que mën nañ ko wan léegi nii mu tànn bu ko ci neex ñu jox ko suukaru koor tànnal am na télé écran plat la am na machine à café am na mixeur am na smartphone téléphone am na bouilloire électrique am na fouetteuse électrique donc yii yëpp daal mën nga koo jënd sax ci jumia.sn site boobu day jaay mais lii la ñu joxe tànnal bu la neex ñu may la ko sukkaru koor. ah xanaa ngeen jox ma écran plat bi rek. écran plat bee la gënal. ñaata pouce la. da ngay dugg sa néeg nga taal sa télé xoolal ko sa bopp. d'accord d'accord. man damaa woor du ma woor ba ngoon benn téléspectateur di ma këyitloo jëgg na ma jafe 32 pouces la waaw bii 32 pouces la LED la boo buggee doyee won la ko joko nga won ko moo gën wax ji yëpp waaw won ko bi mu bëgg ñaari télé la nag xoola bu la ci neex. xaar waaw doyen kenn wax lawul waaw duggal ci salle bi nga taal télé bi. ah Mohamed Ndiaye waxal boog. non 32 pouces la bind nañ ko ci. itam may ko télé ba pare taalal ko. waaw ne ko di ko s'appelle. doyen yow mixeur bi nga tànn. d'accord kon booy dem nga yóbbu mixeur bi. allo. waaw yaa ngi gis ah. waaw fi ma nekk daa xaw a sori nag mooy problème. ndeysaan yow tam. waaye jox ko tànnal ko benn télé benn télé. tànnal ko télé. waaw tànnal ko benn télé. léegi Pape dama koy tànnal bi. tànnal nga ko boobu. voilà doyen tànnal na la benn télé merci dégg nga. waaye mixeur bi. ñu ni ko teg ko fii. kontaan nañu merci. tegal ko nii mixeur bi. loolu. le directeur bi décidé rek. boobu ñu jox ko. waaw. ah ayca beneen téléspectateur très rapidement balaa ñuy àggali waxtaan publicité. ah. bi kay borom day fay teg ci. day fay teg ci waaw. macha allah mu ngi jógee Jumia donc site de vente en ligne la gën ci Sénégal www.jumia.sn ngeen di def xam naa publicité bi daañu ci ñëw certainement fii lekk suba fekk ñu gën a am jot voilà li ñu bëgg a def nag ci émission bi yëpp du ci xaj malheureusement et pourtant lépp la ñu bëgg a laal pour yéen téléspectateurs yi bu fekkee am na keneen ñu jël ko très rapidement bàyyi ñi ci des continuer woote ci biir émission bi allo. allo. sëñ bi na nga def oui Pape Cheikh. noo tudd. allo. oui noo tudd. Doro Niane. Doro foo dëkk. maa ngi dëkk Dakar. fan exactement. Dakar Plateau. Dakar Plateau super alors xoolal ci sa télé loo bëgg ñu may la. bon man jël naa 75000 bi. 75000 bi nga bëgg. waaw. Doro yow bëgg nga xaalis de. waaw par mois. c'est ba koor gi ñëwaat. kon daal da nga bëgg chaque mois ñu lay verser 75000. waaw. fii ba koor gi ñëw. fii ba kooru déwén. waaw. d'accord da nga am compte bancaire. ah. da nga am compte bancaire. ah. wala da nga bëgg ma la koy Orange Money. da xam naa compte bancaire waaw am naa compte bancaire. am nga compte bancaire. waaw. d'accord noo tudd Doro Niane. Doro Niane Doro Niane Niane. alors Doro Niane. da nga toog wala da nga taxaw. ah. da nga toog wala da nga taxaw.
dama taxaw kay di la xool nii kay nga sol say zone bu baax. waaw demal nga toog demal nga toog ma wax la nga takk sa fit toogal nga déglu li ma lay bëgg a wax. waaw ma toog naa. waaw Doro may ñu la de. Doro. waaw. finalement 75 000 yi munuñ may ñu la ko. kon daa ma jël télé bi kon. non je blague Doro. waaw. Doro yaa ngi may dégg. yaa ngi may dégg. waaw maa ngi lay dégg. alors télévision Futur Média. maa ngi lay dégg bu baax service à valeur ajoutée bi nee nañu. yaa ngi may dégg. weeru kooru ren ba weeru kooru déwén. maa ngi lay dégg bu baax. weer bu jot dinañ la verser 75 000. jërëjëf. sa jërëjëf bi dafa yomb torop non 75 000 lañ koy téyewaat dafa yomb. waaye jërëjëf bu baax a baax. non amul yóbbu amul kontaan amul dara. jërëjëf TFM docteur ñu nangu ko. waaw. ñu nanguwaat suñu xaalis. déedéet ñu jox ko. d'accord. jox leen ko wala sax jox leen ko wala ngeen ne ko 100 000 sax. ñu def ko 100 000. waaw muy 1 200 000. boo ci tegee ñu jël. waaw mën naa ko ci. waaw mais. mën nga ko cee teg pour mu mat 100 000 par mois. waaw. kon jeex na. Doro félicitations. Cheikh Ahmed Khalifa. sëriñ bi teg ci bokk. arrêteel jot nga sa 75 000 par mois jëlal salaire la. moom sama dëkkandoo la ñëw dëkk. sorewuleen maa itam daloor mu laa dëkk. d'accord kon yi benn la kon Doro félicitation bu raccroché ñu jël filiation yeeg information yi bu ko defee chaque mois ñu versel la ko donc loolu télévision Futur Média moo leen ko jagleel à partir d'aujourd'hui 24 heures sur 24 appelé ci suñu ay numéro de téléphone surtout benn bii ñu affiché ci suuf muy 88 628 22 22 ñu ngi leen di xaar ndax suukaru koor yi yéen la ñu ko jagleel lañu ko def ay bagaasu kër teg ci tamit 75 000 boo xamee ni ku duggaat bu la neexee nga tànn ko bu la neexee nga tànn téléviseur bu la neexee nga tànn téléphone portable lépp rek pour yéen la ci 88 628 22 22 ñu ngi leen di xaar fii ba quartier général bi di jeex ñu àggali waxtaan wi ak docteur Ahmed Khalifa Niass jëm ci fi ñu daaneeloon keroog. fa la ñu bëgg a ñëw. jërëjëf muy sëy. jërëjëf. ji nga sëriñ bi sëy. ci lislaam. café gi maa tàng na. waaw macha allah sëy ci lislaam. ngir mu ne am na noo ko gisee. noo xam ne am na ñoo ko bokkal gis-gis mais ngir mu ne am na benn particularité ci misaal boo jëloon ñeenti ngir yi ñu xam Malik Abu Hanifa Shafi'i Ahmad ibnu Hanbal bokk nañu ci ne sëy ñeenti ponk yi mënu koo ñàkk mooy ñaar ñiy sëy su fekkee ne ñaari mineur lañ seen ñaari kilifa bu kenn ka dee mineur kilifaam moo xam ku góor ki la moo xam ku jigéen ki il faut ñu d'accord parce que doon naa ko wax ci chrétien sëy acte sacré la moo tax église bu rek lañ ko mën a takkee dañ ko takkee ci mbedd duñ ko takkee fenn lu muy ci église kenn mënu koo takkit ku dul prêtre civil mënu koo takk te itam ñoom dañ koy takk jusqu'à ce que mort vous sépare contraire bi nag moo ne ci l'islam mën nañ koo takkee ci mbedd mi ci njaganjaay bi ci car rapide bi ci avion bi ci bateau bi ci fuñ toog ci fa ñuy jaayee gerte ci fa ñuy lekkee n'importe où mën nañ fa takkee jabar comme aussi fu nekk mën nañ faa jullee mën nañoo jullee fii loolu ci catholique c'est pas possible église rek nga mën a jullee donc du acte sacré gannaaw bu mu nekkulee acte sacré nag acte su sein privé la ñaar ñiy sëy rekk la concerné xeetu sëy boobu nag amul benn problème amul benn complication waaye kañ la complication di am su fekkee ne doom dafa jógee ci booba relation doom jooju nag jógee ci relation boobu du am droit doon te amul retraçabilité sëy bi retraçabilité lañ wax biñ ci xame woon jusqu'à présent mooy ay seede mais cosaanam mbind la woon mais comme nit bariwul woon même ñeenti seede dafa jafe
ndax tey booy jàng ci yonent yàlla Moussa ak yonent yàlla Shuaib ca ba mu koy may doom ji ana seede nga seede amul dëgg la te sëy ba wér na parce que nit a fa foo xam ne góor gu leen mën a wëggal amu fa ba moom la jël pour mu wëggal leen maanaam wëgg mooy génne ndox mi ci teen bi seen jur gi naan donc défaut de góor dafa am xam nga am na dëkk yoo xam ne amul góor am na xool ko ci Google des villes sans hommes dëkk ba nag du xumb moom doom yi duñ jooy de. déedéet góor gu fa njëkk a dem vacances sax am nga problème. ñu xëccoo la. wallaay mbay. waaw kon nag ñu xam ne léegi ñeenti ngir yooyu am na kenn koo xam ne insisté wul ci seede mooy particularité mooy Malik moom dafa ne rek as-sadaqu yubiixul farja. école Malik mooy dafa ne. jigéen can rek moo ko mën a daganal can mooy laa dot il faut nga jox ko dara pour mu mën laa dagan Abu Hanifa te ne bon bi ñu waxee ne ñeent yooyu mooy lan mooy bokk d'accord can seede ak kilifa li ñuy wax waliyu mais waliyu bi am na benn exception buñ ci def maanaam le tuteur rek am na ñoo xam ne dañuy jaawale tuteur ak représentant ñun nag baatu kilifa la ñuy jox ñëpp waaye tey jii góor yaayam mën na ko ne demal nga maye ma mais est-ce que kilifa yaayam la voilà kon foofu buñ nee doom jëy kilifaam majaas la luñ waxee noonu la mais représentant wu yaayam la wala représentant wu patron am la maanaam tey jii fii ñu nekk sœuru bu jigéen moo fi ne mooy kilifa gi mu jël gardien bi wala chauffeur bi ne ko demal fële ñu maye ma diw xam nga du kilifaam ndax ndaw say patron waaye foofu représentant la Sénégal nag dañuy boole lépp maasale ne fokk kilifa bon léegi nag pour que ñu bañ a nekk pédant dañuy wax ne téere yëpp dañoo ne sayyibu muy firi jeeg awlaa moo gën a yell fii nafsihaa ci boppam min walihaa ci kilifaam ñu ne jigéen ji nga xam ne jeeg la maanaam jeeg foofu ñu ngi koy firee man maa ngi koy firee ko am 18 ans et plus jeeg moo xam jëmm ja jànq la moo xam jëmm ja jeeg la ki am 18 ans daal am na droit ci li ko yàlla dénk mu jëfandiku ca léegi nag mën na def yëfi aada ay yónnee may gu njëkk ak ay warugar ak ay machine u ñaw ak ay télé yu kenn xamul yooyu ñu maye daal premier cadeau ay jasneer ak yooyu bon mais voilà pour me résumer la ko affaire u sëy dafa mel ni am diplôme arrosé am na ñoo xam ne bu ñu amee diplôme fekk arrosé wuñ kuñ ne am nga diplôme ñu ne du dëgg waroon nga arrosé arrosage mais aka bari ñi am diplôme yu mag te mu suñoo arrosé dëgg la kon nag sëy itam noonu la mel liñ ciy def xumb yi arrosé la waaye la arrosé bi ak diplôme bi jotewuñ dara boo gëmee ni nit mën naa am diplôme te du arrosé te nit mën naa arrosé te xëy na diplôme ba demeewul noonu nga comprendre noonu xumbi sëy ak sëy ça fait deux mooy li olof di wax ne da nga koy dégg ni woy ceet waaye yi woy ceet yi ngay dégg mais borom ceet moom du dégg woy yi waaye moom day mos woy yi maanaam da koy savouré waaw bul ma laaj fu mu koy savouré na man ñun comprendre ñu waaw léegi nag ñu dellu si léegi ñaar gannaaw bu ñu sëyee ba noppi lan mooy consistance su sëy bi lan mooy engagement wu kenn ku ci ne mooy jigéen ji ëmbukaay la maanaam lieu la boo xam ne benn góor mënta multiplier boppam te jaarul ci jigéen ñu jël jàppandal boobu mu di ko jàppandalal biiram di ko jox en exclusivité sans que ñu comparer ko ñu dendale ko
ak magasin hangar yow kii magasin la ñu jox la caabi ci. ñoom ay magasin la waaw magasin comme tey lii biir bi waaw dama ne nañ ko dendale. xam nga magasin loo cee def loo xam ne bëggoo kenn jot ci. loo xam ne kenn du fa dugg te du yow. dëgg la kenn du fa jëlee te du yow. kenn du fa dugal te du yow moo tax ma dendale ko may comparé wu ma. d'accord dafa dendale rek misaal. léegi donc jigéen dafay jox exclusivité boppam pour accéder ci fi muy ëmbee jëkkëram kese. d'accord du maye fóon loxo du maye nii gars yi def di danse. jël weeni jabari jàmbur taf ko sa dënn ngeen ànd di wëndeelu. dëgg la de. kooku jabari jàmbur waru koo def. dëgg la waaw dëgg la. ndax li ko waral mu ngi ci alquran bañ la xad wala xad hamat bihi wa hamma biha. kon ñun ñuy liggéey ci entreprise yi ñu ngi bàkkaar rek. déet jël jabari jàmbur taf sa dënn mu taf la ci dënnam boobu nag wax dëgg yàlla moom l'islam bañ. mais bu amul jëkkër c'est permis. mais biis yi ñuy def nii nag biis yi. waaw nañ ko yóbbu ci lamam rek. parce que man dégg naa benn waay soo xam ni dañu biis jabaram rek mu wàcc ko. waaw li moom waaw maanaam xam nga affaire boo xam ne moom wax dëgg yàlla mbiri jabar daal. loolu it jigéen xam nga pour moyen que loolu xam nga da ngay toog sa jabar rek. xaw a xool boor bi photo télévision sax muy la looy xoolee ndaw si. ci Marimar mi am na ci ndaw soo xam ne ak rue bi ma dem. waa ji xool Marimar rek ñu ndaw si ne ko lu tax ngay xool ndaw si. kon docteur xam nga Marimar. xam nga Marimar. waaw Marimar jamono ji muy génn dafa dajeeg ma demoon Guinée di tax ma xam ko sax jamono kii la Conté. ma ñëw mu oon ma nag ma ñëw ma yàgg fa lool mu ne ma dama doon recevoir les imams de Guinée parce que dañu fi ñëwoon pétition ne heure bi Marimar di génn day dajeeg ñoom ñu julli timis pour gouvernement bi def ci décret ñu doon ñaan imam yi pour ñu toxal ko pour mbañ yàq seen julli Guinée neex jar na conseil des ministres tere dafa garaaw dëgg la de. waaw kon nag ce qui est important xam nga li may wax lu garaaw a ngi nii ma di ko wax si ci kanam mooy léegi xam nañ atte biiru jabari jaabur léegi nag exclusivité bu amee doom ju juddoo ci biir boobu rek waa ji moom d'office. ala kulli haal d'office lu génnee ca biiru ndaw soosa rek doomi jëkkër jëla wala dul firage. dégguñu la de. doomi jëkkër jëla léegi nag mu war a am ay exception ndaw si nga xam ne jëkkëram a nga ca ndeysaan moodu ye diaspora yu baax yi di daan seen doole am ku ko dab ca tool ya wala ca yoon ndaayaan jëfanteeg moom à la place du mari. téere dañuy wax ne kooku dañ koy defal li ñuy wax listibra xeet la ci edda listibra mooy settantal dañuy settantal ndax relation viol booba ndax bàyyi na fi doom wala bàyyiwu fi doom su fekkee ne ca biir yedda ji gis nañ ne viol bi daf fi bàyyi ëmb doom jooja doomi ki violé la te day jël santam te daf koy doon comme buñ takkaan ndeyam ñoom sëñ Mbay Si Abdou mii dañ koy jàngale ko tuddee shubhu nikah dañ ko tuddee espèce su sëy mooy bi nga xam ne dañ koo nattale ci viol mais am na viol non violent maanaam wala inadvertance xam nga da ngay gis jamono yooyu féexlu yooyu ñu féexlu ba 2 heures 3 heures du matin léeg-léeg kenn gëmmentu dem duggi léegi kenn dem nelawi am na koo xam ne dafa jaawale bunt yi fa juum waaw docteur magasin yi du benn de. waaw kay mu dem nag bër set ku ne gàpp sa gémmiñ kii dëkk diw la kii dëkk diw la tayu ko bu boobaa atte viol ba lañ koy atte kon nag yaa ngi kaa boo xam ne ñaar ñi sëyuñu te am nañu doom te kenn ki jabari jàmbur la waaye doom ja parce que itam xam nga yàlla yow xanaa doo am lu la naqari
nit ki du am lu ko naqari parce que violé na jabaram ba pare ñu ne ko violé doom ja moo koy jur mu santam doon na alalam kon yàlla day tooñ yàlla du tooñ moo tax foofa l'islam dafay pragmatique dafay jël acte bi c'est l'actant celui qui a acté ki ñëw dugal doom ji ca biir moom lañ koy génne jox ko maanaam jëf jël daal. waaw loolu la ñuy wax ne bu ñu koy jàngal ci ñuy wax nattali bu yàqu mooy théorie mooy dem kër jabari jàmbur jëkkër ja ubbil buntam ngay ngénte sa doom ci jabaram waaye mooy loolu mooy li ma la wax léegi waaw ci comme jaawaleente ngeen ñëpp xam nañ ne jaawale bi am na ndaw si deful waxul utul ndaw si utula utoo ko dafa am waaw xam nga doom jooju il faut ñu amal ko atte njumte yooyu mu ngi am ba tey mba dama ne forever forever no problème même bu dee 1 cas sur 1 million oui danay am voilà kon fokk mu am atte kon fokk mu am atte am maa nag ci lislaam te loolu mu la moot baan doon laaj keroog genn doom rek moo dul doon ci lislaam mooy ki nga xam ne dañoo liaan ndeyam di loolu liaan mooy góor goo xam ne dafa wóolul jabaram ba tuumaal ko ne ko sa doom ji juruma ko dafa garaaw boo xam ne dafa am benn séance bu compliqué procédure bu compliqué boo xam ne sama doom ji Assane da leen ko mos a saraal na nga leen wax liaan dafa gudd moo ko kii day jël émission waaw bés da nga leen ko kii yow jëlal sa këyit rek di noté di leen ko waxal inshallah mu nga bu ko defee procédure bu amee ñoom ñaar dañuy aramante te doom jooju du donn parce que dañu sikk paternité bi mais doom judul jooju day donn li waa ji waxoon ne takk kiñ takk ndeyam kiñ takkul ndeyam déedéet takki na bëri takkin moo bëri ndaw si nga xam ne majeur na may boppam waa ji wala mu dem dëkkali waa ji mu di ko jox dépense muy togg di fóot di paase di weer di yóbbu suukaru koor kooku mën naa am doom ñu naan ko takkul ndeyam y a un takk de facto c'est-à-dire y a un mariage de facto y a un mariage de facto yow mag nga sa jëkkër mag la yaa ko ñibbil dama ne lañ leen di maye xanaa ki lay maye daf laa moom yow yaa moom sa bopp d'abord ki lay maye mën na laa maye par force te képp say tànk ne fi damay laajte rek ah xam li nga yore yaa ko waaw yow lañ ko dénk de yàlla dénk ko ndey dénk ko bàyyi dénk ko bàjjen dénk ko kenn waaw sa bagage yaa ko yor léegi man li ma bëgg nga leeral ko foofu rek non xaaral il faut non relance la rek il faut lu mu bëgg nga leeral ko ñuy seetaan parce que am na loo xamante ni soo ko waxee nit ñi mësuñu ko dégg dañuy posé wu ay questions yu bëri sànq bi ngay débuté wax nga almadahibul arbaa muy ñeenti écoles yi ku si nekk charte yi nga xamante ni moom ngay teg ngir sëy mën a wér ñun ñëpp dégg nañ ko te bii nga wax ni bokkul si charte yooyu noonu ok ban la si bokk na ci ba ñu waxee ne sayibu awlaa bi nafsiha min waliyiha la wëlbati ku nekk wàllu yu boppam xam dafa la wax ne la jeeg moo gën a yell ci boppam que kilifaam sayibu bu dee jàngokoon dellu ci téere bi déewul ci mu doona mu dawanal kubra waaw déglu du xam nga loolu bu baax waaw kay sayibu awlaa bi nafsiha min waliyiha jigéen jeeg moo gën a yell ci boppam que qui que ce soit elle est prioritaire sur elle-même par rapport à ses parents ou à ses tuteurs ou à ses kilifa am na cër waaye du dem ba nekk borom yow sa kilifa mën na signer sa chèque yaa koy signer sa bopp loolu itam genre chèque la rek ak nañ koy signer xëy na bokkul waaye ba tey boo ko signer wul du jàll. léegi boo ma doon faram fàccal wala muttaxidi axdaan si alquran noo ma koy faram fàccale pour ñi nga xam ne ay boroomi xam-xam lañ toog di ñu déglu. man li ma wax benn borom xam-xam mënu ci am problème damay wax ne doom ji juddu
par consentement mutuel baayam ñëw ne maa ko jur bépp góor bu wax ne diw mii maa ko jur te kenn weddiwu ko yaa ko jur. man waxewu ma foofu de ka dem fekki benn nu mu tuddati sàmba fële dem dëkk ak moom comme ni nga wax. yow loo bëgg nga ne yaa un mariage de facto. yow li nga bëgg mooy ñu may ko ci jàkka ja. non mën na bañ a nekk jàkk sax. d'accord waaye loolu bëgg nga ko. mën na bañ a nekk fii si plateau bi sax. nañ ko fi maye d'accord waaye dama ne. waaw. maye gi. kii maanaam dafa bokk ci ay embellissement. embellissement la mais c'est pas un organe principal maanaam que loolu mooy arrosé ci arrosé bi la bokk rek. am nañ diplôme daal kii lem na diplôme dem di uti beneen. kii moom dem na daal di woo quartier bi oote Ndar ak Ndakaaru ñuy ñëw ñu ne réel mel def kii def musique fecc mais bokkul ci diplôme ba. mariage de facto boobu charte bi lan la. lan moo tax mu nekk mariage de facto charte bi lan la. parce que wax nga ko ñeenti ngir yëpp d'accord nañ si sadaq bi. can bi minhumaa wa tashaawurin jàngoo ko. jàng mu ngi si alxuraan waaw firi ko. mooy maanaam consentement am seen diggante. waaw sëñ bi doon laa waaw consentement boobu noonu. bu amee doon laa wax ci nga. waaw consentement bu amee te can amul. waaw même baax di dama ne. consentement ñu am. ma ñëw fekk xale bu jigéen ma ne ko bëgg naa la mu bëgg na la. ma ne léegi nañ may joxuma ko lii tax mu dagan ma moom. waaw dégg naa li nga wax dama ne. waaw can googu. mën naa ñàkk wala mënta ñàkk. ça dépend. ok. kon d'accord nga ne am na fu mu mën a ñàkkee. waaw kon jeex na. kon su ko ndaw si ne may naa la can gi wala waa ji ne ko aw ma lu la cane. bëri na. waaw bëri na. mën na koo wax rek ne ko. takkee naa la ci canu sa kem maanaam je te donnerai la dot de ta catégorie. waaw man loolu laa bëggoon mu leer comme dot bi dugg na rek. dama ne d'accord dama ne can bokk na ci ne mën nañ koo ñàkk a tudd. docteur boo waxee loolu. d'accord waaye dama ne. xam nga nit ñi xam nga ne d'accord mais xam nga ne can mën nañ koo ñàkk a tudd. mën naa ñàkk doon alal. mën naa doon xam-xam. bien sûr. Fatiha sax yoon sallallahu alayhi yow wasallam mii tey mën nañ laa may jabar ndax avocat nga. wala parce que docteur nga. wala parce que infirmier nga. sa xam-xam boobu. mën nañ la cee may jabar. d'accord naa. mën na nekk dot boo bëggee ma gis la dot peut être physique ou morale ou financière ou autre. soo gisee ma bëggoon nga leeral loolu. parce que benn Mariama Diop sama doom bàjjan la. mën na toog fële. dégg wax bi te leerul rek. mu xëy rek dem dëkkali. benn Moussa Ndiaye te li yàlla xam doy na ñu nekk si loo xam ne neexul yàlla. mais leeral bi leer na macha allah. mais Oustaz man dama doon gis nii. bu njëkk dana am temps wu jàng comme ça nga mën a jàng nii wala nga mën a firi. nga ñëw ci benn dëkk. jàng fa boobu jàng yu neex benn part daal may naa sama doom ji. am looloo tax man ma wax ne réseaux sociaux yi. mooy li mu wax léegi ak moyen de transport financier yi mën nañ cee takkee jabar. dama ne. boo yónnee fi nga war a wax lan moo tax nga yónnee muy Western Union muy beneen mooy nga boo defee ne dot. pour se marier avec toi ndaw xam nga ki koy jot day indi carte d'identité ni jot na xaalis bi ci condition maanaam ci li tax ñu jox ko moo xam fay luyaas la moo xam nañ ko koo lebal moo xam nañ ko jox can mais ki accepté can gi mbind moomu xam nga lépp a ngi ci biir. d'accord na jeex na. comme boo jëlee par exemple boo jëlee ayatul dayn yaa ngi la amadou idaata daawatu bi faktubu ila ajal musamman faktubu du mooy SMS mel leen fi waxoon daaw jéeg ngeen xamul bëree ngeen doon xamul ko dëgg la coow li bëri ak ña nga ko waxoon waaw kay waaw d'accord naa waaw yow d'accord nga ci naka jekk d'accord nga jeex na ak ña nga ko waxoon mais docteur man sama doom li ma la bëgg a laaj si facilité bi nga wax ni que mën nañ ko takkee sëy léegi su fekkee dafa nekk loo xamante ni dafa éphémère genre mu nekk engagement boo xamante ni ñaari nit lay nekk kenn yëgu ko siiwul loolu est-ce que du tax yow tey boo sëyee ak diw tey ngeen am problème nga ñëwaat sëyee keneen après loolu est-ce que du indi débauche finalement. soxna si xam nga li nga sol nii mënoon ngaa sol leneen loolu rek la yow yaay tànn ban ngay sol yow yaay tànn ban sëy nga bëgg a sëy mais dafa am jigéen ñoo xam ne looloo leen arrangé dama la jox benn exemple am na fi demi-mère yoo xam ne waaw demi-mère yoo xam ne ba tey macha allah baax nañ te am na ñu leen soxla. dëgg la te ñoom waaye dañu am doomi ponkal ñu bëgg nag jëkkër ju leen di toppandoo
te seen moromi doom la. dëgg la te buñ nee moromi xale bi moo takk ne yaay ji. ñu xeex rayante. dëgg la. waaw kooku boo ko xawaaree yëf ya du yàqu. léegi sëy yooyu bu du tasee question dina day am ci suuf maanaam ndaw si mën naa am SMS bu ko waa ji bind ne ko je veux t'épouser mun na ko je te donne mon accord ñu denc seeni SMS. ah bon xam nga le SMS est toujours retraçable. oui quand même yow bés bu waa ji demee ci misaal ndaw soosu dee. waa ji ñëw ne dafay donn ñu ne ko doo donn yëguñu foo takkee suñu ndey mu jël dem ci huissier mu daal di constater échange SMS bi yóbbu ko ci juge bi juge defal ko jugement d'hérédité. mais loolu amul valeur juridique. ah kay. parce que fii pour nga am il faut nga am certificat mariage. constaté wala célébré. déedéet soxna si ma jàngal la ni ci affaire droit au Sénégal ñaar Sénégal dana ko nangu sans kayit mooy luyaas boo indee caabi ji wane ne fay nga benn mensualité yow léegi am nga contrat. jigéen bu ñëw taxaw tribunal boo ñëwoon tey ne am na sama borom kër la ñu ooma ba mu ma koy dindi donc su fekkee ne constat boobu dafa am boo ko yóbboo buñ ma ooyee ne ma SMS bi sa téléphone la ma ne waaw ñu ne ma ndaw si sa jabar la. mais ci affaire mais bu leen xeeb preuve bi nga xam ne moo constitué wu par le SMS. moom la xale naan preuve la retraçabilité. mais si droit waaye yow boo ci droit boo. dama lay laaj soxna si ci droit menace de mort par SMS. menace de mort wala du cour d'assises wala du cour d'assises. parce que dafa fekk code pénal tëddal ko wax ni que lii ak lii ak lii la. après ñun ñu basé wu ci loolu. mais par exemple ñun bu ñu fekkee li ñu jàng ci mariage aussi ci droit dafa am façon ñoo xamante ni moom la ñuy xoolee mariage donc su fekkee yow mariage bi dafa nekk loo xam ne dañ ko célébrer te kenn constaté wu ko il faut mu am ay témoins yoo xamante ni fekkee woon nañ ko ñu mën ko témoigner ñu daal di ñëwaat defaat ko mariage mu exister ci papier ba pare ñu doog ko mën a tas. waaw soxna si l'administration de la preuve se fait par des moyens classiques et des moyens apprécié par le juge. C'est soumis à l'appréciation du juge. waaye juge bi preuve boo ko mën a indil preuve boo ko mën a indil email SMS Snapchat Facebook. mais docteur c'est-à-dire au-delà de ça nañu wax xam nga Sénégal aussi dafa am nu mu tëddee amul benn doom buy bëgg màgg ñu ne ko sa yaay ci SMS lañ ko takkee. alors dama ne am na ñoo xam ne sax. loolu ñu ko takkee sax xooñ ko doom moom dara ak kenn mënu koo tere juddu kenn mënu koo teree màgg te ku juddu rek am na ku lu jur kenn judduwul te kenn juru léegi nag li fi ne dans 90% on remonte parce que l'islam aussi dafa bàyyi beneen moyen mooy reconnaître sa doom bi nga jur l'islam daf ko fi bàyyi mooy benn qaayida benn règle bu ñuy wax ilxaaq fi yàlla waxee alxaqnaa bihim zurriyatihim diw maa ko jur yaa ko jur noo ko juree yoonu kenn newu ci foo takkee ndeyam yoonu kenn nekku ci maa ko jur jeex na loolu lislaam may nañu ko koo taxaw ne maa ko jur mu sant sa sant doon sa alal booboo ngi fi l'islam li muy bañ mooy lu am werante bu amee werante nag comme tey ndaw si ñëw ne diw la waa ji bañ te généralement bu amee mu tudd keneen kooka bañ yaa dut bu amee dut amee kooku du donn te yaa dut parce que donn ci certitude lay nekk mënuñ ko tabax ci incertitude. mais ndax mun nañu utiliser moyens scientifiques yi ñu am léegi. comme test d'ADN. bu fekkente ne kooku tontu li mooy li ndaw si wax léegi mooy kooku l'islam codifié wu ko. d'accord donc am na cas bu yàggul cas ci Arabie Saoudite cas boo xam ne xale bi mu juddoo doomi baayam yi dañu dem ñu def test ADN ñu wax ne bokkul ADN ak comme wax ne moo ko jur mais fekk na kooku dee na mais tribunal islamique bi ba muy àtte dafa ne baay ji rek moo am droit contester doomam contestation bi mën na am ñu xoole ADN bi mais na fekk baay ji rek moo mën a soulever boobu cas mais ñi nga xam ne ay héritier lañ comme waa ji day doon
kon tey bu kenn ne juruma ñu dem def test non su fekkee ne bàyyi nee na jurul bàyyi ji bu dee jurul mën nañ koo ADN waaye nag ku dul bàyyi jëm mënta ADN jabari jàmbur mais su deekee daf ne jurul ñu ADN xool ni moo jur islam nu mu wax ci loolu waaw boo dañ koy atte booba juge booy prononcé ne ko yow mais ADN diine nangu na ko waaw yoon di nangu na ko kay toute preuve disponible logique et scientifique l'islam reconnaît la science les preuves scientifiques l'islam daf ko nangu baaraam ak bët ak lépp daf ko nangu kon sax booy dem màkk bët lañ lay jàppee maanaam da ngay xool ci caméra bi ndax mën nga lire wala mën nga gis non seen caméra yi seen caméra yi d'accord d'accord trace de l'œil léegi da ngay jàngee caméra bi jeex na kenn bokkul ak sa morom mu rekeju dëgg la rekeju yi bokkul kay xeelu yee différent c'est vrai on va ñu xaar interne waaw d'accord ak réaction yi ñu jot depuis ça ñuy seetaan ay ci leen ñi seetaan nga dimbali leen bu leen waxatee lu mel nii nga ne leen mazhab nangam moo ko dogal mazhab nangam parce que ñoom dañuy tënk si mazhab Malik ba pare nga indi leen mazhab imam Hanifa après dañuy jaxasoo réer par rapport ak école yi par rapport ak école dama lay laaj Malik dafa sos ngir ndax dafa sos ngir waaw xoolal rek te man maa lay laaj dama ne la Malik dafa sos ngir ni lii mooy sama ngir jaar leen ci déedéet ok ñi jëles noonu ay élèves am lañ waaw d'accord waaye dama ne xam nga ñooñu sos suñ ngir waaw kooku mën nañ ko tëral ba fële l'essentiel lañu wax li nga xam ne ijmaaw ak man li ma la wax yëpp laay alxuraan laa la wax laay alxuraan amul imam Malik amul imaamu Anas d'accord naa waaw def li ma la wax yëpp aaya alxaq naa bi hum duriyaatim d'accord naa mais dama ne xam nga aaya boo jël am na ñoo comme par exemple kii danaan man si ngiru Malik laa tënk am na ko imam Malik di interpréter am na ko imam Hanbal di interpréter waaw waaye déedéet waaye Malik ba muy laata bind dafa ne maa ngi wax samay taalibe ci liñ ma laaj waaye du ma leen tontu ci lu yàlla wax ba noppi du ma leen tontu ci loo xam ne yonent bi dogal na ko ba noppi la nga xam ne nag génn la loolu wala mu amam lant ci loolu rek la Malik tënku kon nag mënuñu ne yàlla wax na lu Malik wax kooku amul waaw xam nga SMS bi ñuy waxtaane nii am na ñu bëri tey ñoo xamante ni dafa bees ci ñoom te ça fait des années yaa ngi koy wax di ko répété ba léegi am na ñoo xamante ni dafa luus si seen bopp man aw ma si problème parce que waxtaan nañ si une fois sa kër du dëgg nan kay dama la yow sa bopp waaw léegi am na ñoo xam ne dañoo xeeb téléphone su tuuti soosu ki di takk sëy mais dañ ciy jënd bâtiment ji nga TFM bii tey bu doon société bu ñuy jaay la mën ko jënd par SMS yow laa wax ak rajo yeeg télévision yeeg li ciy liggéey lépp par mail waaw benn la rek SMS mooy mail benn la principe bi mooy IP mooy internet protocole mooy li ñu tuddee IP lépp ci la dugg dëgg la ci la dugg dëgg la yow banque yi lu ñuy fayante ci àddina bi lu may loolu adresse IP banque yi 1000 milliards day jàll par SMS par mooy yooyu par IP dëgg la banque yi lépp lu ñuy fayante tous les règlements financiers dans le monde bateau yi daaw ak avion yi yëpp loolu la waaye da nga ne avion bala ngaa dugg gaay day ñëw compter fay essence bi fay hôtesse yi fay lekk gi dee rek taf rek mu dem. lan moo tax yow. dama ko seetlu ay at a ngi nii affaire bii rek ngay waxtaanee lu tax loolu. parce que li mu bees sa tax. gars yi am problème koom ñi am problème mbay ñi am problème jàng mais bii rek nga ñuy andil. li nga lii mooy boppu àddina bés bu sëy mbiri sëy leeree lépp leer c'est que fi mu ne dañoo bonal ñu bonul. dañoo bonal ñoo xam ne bonuñ jéegi dañoo jël ñi gën a bari muy ndaw yi ñu ne yéefar lañ te du dëgg. dëgg la. ah kay dañu ne yéefar lañ du dëgg duñ yéefar bonuñu danañ toll jamono nag seeni xememteef ak seeni doole góor wala jigéen wala seeni kilifa sori leen ñu am yu njëf mais fekk na sax am na mag yu leen gën a garaaw fuuf. dëgg la léegi nit ki kan lañ koy àtte ku njaaloo. kan lañ koy àtte njaaloo kat. xam nga njaaloo dafa bokk ci l'islam tuddee crime impossible xam nga crime impossible crime mu njaaloo ci li ko l'islam waxee mënta am c'est un crime impossible parce que dafa ne ñeenti nit yi ki jógee ci sa gannaaw ak ki jógee ci sa kanam ak ki ñaari jógee sa ñaari wet ñoo war a bokk luñ gis te ki nekkee nee mënta gis li nekk ki nekkee fii féete. te kenn du woo kenn. waaw te léegi dañ ko war a gis ci ni ko téere yi waxee comme ni gën di dëbbee kii kuur ni muy dëbbee gën noonu lañ ko war a gisee waaye kooku xëy na benn côté rek lañ ko mën a gisee beneen côté bi
doo mën a gis affaire yooyu xëy na tuuti cours ngay gis. docteur boo expliqué. wala doo gis cours bi yëpp. docteur boo expliqué nii tuuti gën day mel ni l'islam waxul si njaaloo. te wax na ci mais dafa ne. am na seeli dee nga fi nga toog. njaaloo moom. mais il faut nga wax xale yi ne leen tamit njaaloo baaxul l'islam daf ko araamal ñu xam ko moytu. njaaloo ak concubinage ak yëpp dafa mel ne bu ma koy déglu dañ ko simplifier banaliser ko te xale bi toog di seetaan. simplifier si parce que l'islam ñun conception biñ ci am ak bi mu fiy wax parce que nit sañ ngaa bëgganteeg nit xëy suba dem dëkk ak moom te lii ak lii dafa simplifier donc il faut nga wax lan moo war ñu koy dégg pour ñu comprendre débauche la ñuy encouragé. faut qu'on comprenne waaw yéen bu ngeen bëggee remplacer yàlla ngeen remplacer. jéemuñu ko sax déedéet man li ma leen di wax lii la. yàlla adresse am ñaari rahmatu ñaari yërmande la rahmaani rahim. dëgg la. rahmaani rahim yi mooy adresse am moo ne ci buntu kër gi. yaa wax yonent bi ne ko woonu yussirika lil yusra dañ laa indi pour nga yombal léegi nag ñi nga xam ne ci seen bopp jafeel moom moo war affaire bi door a dox il faut que boobu dafa la laisser passer même bu dee xam na la ñëpp xam nañ ne Pape Cheikh bu ñëwee fee ñu ne ko yow ana sa laisser passer xam nga laisser passer nga fi war a dugal. waaye boo ñëwee fàtte ko sa kër ñu la Pape Diallo doo def émission parce que ana laisser passer ba day metti du jafeel xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam bashir la nadir la yàlla tuddee na boppam shadidul iqaab ne man ku tar mbugal laa du dëgg wa umli lahum inna kaydi matin yëpp jàng nañ ko si seen coupé kooku ni la woo non kenn sama téléphone mu ngi mode avion léegi comme atte njaaloo ñun nit dafa njaaloo pour gis ko dafa compliqué léegi li ma la bëgg a laaj lan mooy njaaloo léegi l'islam lan la considéré njaaloo c'est-à-dire l'islam gannaaw bu mu defee ñaari bunt leneen ci dafa yomb ñaari bunt kii sëy mënta njaaloo parce que lu mu jur rek am na koo xam ne moom moo ko moom par A ou par B sauf exception. kii sëyul nag. waaw defar ndànk waaw ñaar ñi nga xam ne dañoo bokk def li nga tuddee njaaloo kii am na sëy kii amul sëy. l'islam moo ko tuddee njaaloo. comme ne boo bëggee jàng da ngay dégloo waasil voilà ñaar njaaloo nañ kii sangewu na kii sangewu mooy mu nekk en couple maanaam nekk jigéen juy sëy wala góor guy sëy ñaar lañ kii mi ngi sëy kii sëyul dañ koy caw tuuti ne ko damal doxi sa soxla kii ñuy pamtee ko fas ko yéen a rey waaw xanaa kële njaalowul donc nga déggee ci wax ji ne affaire bi kii nga xam ne daal mi ngi sëy amul problème am na une assurance ki nga xam ne sëyul liñ ko teg barewul ki sëyul liñ ko teg ñab-ñabal te ñab-ñabal bi sax duñ ko caw ci première fois bi il faut mu récidiver. Combien de fois. am nañu wax 3 ci ça dépend ci ngir yi am nañu wax 3 dañuy jël internet comme ni nga ko wax. léegi tekkil ma aaya bi rek ñu dem. az-zaaniyatu waz-zaani. fajlidu kulla waahidin minhumaa mi'ata jalda. wala ta'khudhukum bihimaa ra'fatun fii diinillaahi. faram fàcceel ma ko ñu dem si internet yi ñu dugal seen ay question xam nga li indi laaya jooju. bismillah man kay dama la. benn ndaw si Yahuud la boo xam ne dafa ñëw ne yonent bi nañ ko rey moom moo ñëw ne yonent bi nañ ko rey. mu ne ko loo def bañ di la rey mu ne dafa njaaloo yonent bi def nii ne ko demal sa yoon mu dem bañ ami weer ndaw si ñëw ne nañ ko rey parce que sax jëlee na ci ëmb yonent bi du moyu ko ne ko demal sa yoon mu dem ba am doom ñëw wax ko yonent bi ne nañ ko rey fekk ca bu njëkk ba bi mu nee nañ ko rey ne yonent bi xanaa yónni la li ñu yónnee woon Muusa te moom ndaw si du julli da yahud la te Muusa dafa ne jigéen ju def li mu def nañ ko rey yonent bi ne ko waaye kii sa biir moom lu mu def mu ne deful dara mu ne ko demal ba kooku ñëw bi kooku de lu mu ñëw mu ne ko demal ba mu gën a dëgër ba 4e fois bi la am kum oo ñii ne nañ Omar la ñii ne jiw la mu ne ko defal ko li mu bëgg mais waxul ko defal li yàlla àtte
defal ko li mu bëgg loolu moo indi laaye ji. li mu bëgg kay mooy li yàlla atte rek mooy li yàlla loolu mooy li indi laaye ji xam nga aaya. sababu nuzul bi. waaw ci dama la jox benn exemple. yaa yoon na biiw. li ma tuharrimu maa ahalla laka tabtaghi mardaata azwaajika boo déggee laay ji lim lay jox. ak boo xoolee lay sababu nuzul ba da ngay xam ne moom laay bi jotee wuñ dara loolu dafa bëri ci alquran. alquran li tax nit di ci am doctorat mooy dafa bëri ay yëf lu léeg-léeg nga am texte bi li mu wax ça n'a rien à voir avec la règle te l'islam dafa am moom itam jargon bu muy utiliser benn langage spécifique tey jii bëri na ay baat yoo xam ne ci droit la mu tekki te benn baatu français bi la mu tekki ca médecin yi la mu tekki sportif yi la mu tokki ca littéraire yi la mu bokkul alxuraan itam loolu la moo ci ne moo tax boo ne yàlla nee na nii rek nga génn ci lii fekk c'est pas ça ça n'a rien à voir loolu taxoon sax sëñ Touba def restriction ci di firi alxuraan terewu ko waaye bugg ko mu demee nii ku jóg rek daal wér yaay la naaw noonu déedéet sëñ Touba bugg loolu te wax na dëgg fi mu bëgg ñu te loolu mooy dëgg warul ku jóg rek daal di firi alxuraan li ma bëgg ñu dëppoo si rek mooy ñun ñëpp ñu nangu ne njaaloo ak si forme bu mën a doon l'islam daf ko xaraama waaw bien sûr. Ouais. Voilà donc c'est toujours bien d'éclaircir exactement mu ngi il est 1h16 du waaye dama naa ci teg ne bëri na luñ jàpp ne njaaloo la te du njaaloo ba tey d'accord naa très bien ok ba tey loolu defe naa leer na d'accord na loolu defe naa leer na d'accord na mënuñu bañ a wax nag ci actualité pour tëj d'accord waaw parce que am na ci ay ponk yoo xamante ni sa avis rek lañ ci bëgg ci dëkk bi ni mu demee léegi ni président Macky Sall di gérer dëkk bi lu ci sa xalaat mais avant loolu Pape ñu bëri ñu ngi laaj moom lu tax du investir Sénégal wala di investissement la gars yi yéegul li ma am de maa ngi ciy investir investissement daal xam nañu yaa ngi def ci social mais par exemple dégg ñu ne entreprise bi Ahmed Khalifa Niass ko moom dégg ñu ne maison de presse bi Ahmed Khalifa Niass ko moom dégg ñu ne allez-y bu ma investirul doo mën a def di social ndax social bi am na fu muy jóge ban société ci investissement déet ma ne am naa ay société de toute façon ban ci xëy na am naa loolu fanweeri société yoo xam ne yaa ko moom yoo xam ne maa ko moom ak yeneen société yoo xam ne dama caa bokk fii ci Sénégal bu baax a baax ban ak ban. déet si ma la waxee société bi wax na xamoo turam lu mu jëriñ du jëriñ dara société du forcément mu ci xanaa xamoon ne am nañ banque yoo xam ne sax amuñ bureau te loolu mi ngi commencé am fi bu banque mën a ñàkk bureau kay li ci mën naa ne mën ngaa def léegi transaction sa téléphone ba milliard dugg te fekk yaa ngi naan café di waxtaan ak Pape Cheikh Diallo voilà café bi dafa sedd mën naa ci ko tàngal mën na cee góor tuuti voilà Marianne peut-être du ñu am temps pour déglu question wu internautes yi yaa ngi woon ci actualité président de la République génn na livre conviction républicaine am na yeneen ponk yoo xamante ne jëm na ci actualité très rapidement ci tënk rek bu ci nekk lan ngañ ciy wax ci lan premièrement ci mooy livre nee na président économie bu Sénégal mooy économie bi gën a fort ci Afrique sa commentaire bu njëkk wax dëgg yàlla man bëgguma ñu puus ma ci c'est tout man je ne suis pas c'est tout du ma spécialiste ci économie am naa doomi économiste boo ma tiitaloon laaj gi ma laaj ko ñu koy mu jàngee Sorbonne économie loolu vérifier ma ko donc beneen point bu mu waaye wax dëgg yàlla du ma suivre l'actualité économique très bien mais am na leneen mais jàpp naa ne président de la République du jóg di wax nation bi ko élire di ko déglu muy wax loo xam ne c'est pas vérifiable donc loolu dama koy gëm jusqu'à preuve du contraire. nee na léegi contrat pétrole yi dañ koy publier ñëpp xam ko noo gisee démarche boobu. waaw loolu man laajoon naa ko fii. waxoon naa ne bokk c'est que contrat pétrole alali ëllëg dañ koy waxtaanee. parce que wax naa leen léegi Attali moom nga xam ne nee nañ dafa tippoo ak économie Sénégal xanaa xamoon ne am na benn famille bu nekk Londres famille boobu. depuis bi nga xam ne monsieur Arène bi nga xam ne moo fi indi Arène muy gerte nekkoon Louga def société pionnière liggéeyu ak communauté mouride pour produire de l'arachide xanaa xam ne boobu ba léegi am na benn famille ñooy fixer prix arachide chaque année. ba léegi te ñoom li ñuy am
bu ñuy fixé prix bi moo ëpp mbooleem baykat yi Sénégal yi liñ ciy am ak ñi koy tuturé ñi koy def liwil nag yëpp benn famille booba droit boobu ñu am ci kii te loolu la mel ci café bi noonu la cacao bi mel noonu la daakaande ji mel ba mu jeex te itam am na ñoo xam ne buñ xasee ca kaw a kaw buñ amee droit ci énergie ci seen xanaa ma jox la benn exemple ji nga festival Fesman boo bindee baasu Fesman rek ameel nga benn américain xaalis Fesman rek bindal Fesman tekki Pape Diallo rek nga fay mbaa ñu jàpp la xamoo loolu de xamoon loolu de baatu Fesman laa wax de bu boobaa lépp lu jógee tudd pétrole wala gaz bu jógee Sénégal rek moom atali boobu danañ ko fay loo xam ne kenn xamul mu toll. Ah bon. moo tax mu war a contrôler pétrole bi ak ñi ciy jël décision. léegi nag ñoom bu ñëwee ci réew dañuy seet fu ñu ko mën a tojee ba réew ma tas lu réew ma xeex ñoom pétrole bi mi ngi jaar ci tuyaux yi di dem ci bateau yi ñu yóbbu di dem di ñëw Libi lu xeex ba métti pétrole baa ngi sotteeku. loolu la ñuy jéem a instauré fii di ko instauré nañ ko dem feneen te loolu ñoom pare nañu pour def fi guerre civile. waaw mais yow xam nga ne sëriñ bi du xam nga ne màggalu Tuubaa xam nga tijaan bu dul màggali parce que ñoo bokk ndey ak baay. maa bëggoon tey nga dem gàmmu Tiwaawan ne na murid yi ñibbi. billaahi la fay des mooy nekk la gën a néew mooy gën a néew li dem. Tuubaa même chose ñu ne benn lañ. am bëri na kër sëriñ yoo wax man mii dama wax ci sëñ Mbaye Sy Mansour mii nga xam ne suma doomi baay la di suma xarit di soppeem ñëpp. mais bokk na ci ñim gën a wóolu. mu di ko yónni même ci kër sëriñ si. kooka murit la. lii rek a tax ñu war a boole. te moom la gën a wóolu même bu yónnee ci menn mbokk sëriñu tijaanam. murit boobu lay yónni. damay bañ kii lu kon ma wax fii turam ak santam. voilà. benn ancien colonel la lii rek a tax ñu war a booloo. man mi noonu. boo demoon tey ji Mbambilor. góor ga fa ne même chose. bare na fii. nit ñi dañoo jaxasoo ñëpp a bokk. c'est pourquoi que nous devons nous unir ñu ngi lay gërëm bu baax docteur Ahmed Khalifa Niass kontaan ci disponibilité bi ak ni nga fonkee télévision Futur Média rawatina émission bi di quartier général nga xam ne kullu kuy kilifa rek am nga fi place ëllëg ji ñu recevoir Guirassy moom defe naa fi mu jaar exemple la te modèle la suba mooy nekk ganuk quartier général après demain ñu ngi xaar ministre des sports y a d'autres autorités yoo xam ne ni ñoo xam ñu nekk ci nguur gi wala ñàkk ceene ñoo xam ñu nekk ci diine ji wala ñàkk ceene ñoom ñëpp dinañ leen recevoir ci quartier général bi le yan kàddu ngay dénk sénégalais yi. fii réew mi toll bala maa dénk kenn dara sànq dama wax Modou Ndiaye. mu may ñu 15 minutes. mu def ko ci mbaaxam. wallaahi ak yëppam mais fekkoon aussi mu bëgg a poser question. man ne ko bàyyi ma wax ba pare. léegi damay dellu si ne la man amu question tabu loo bëgg a laaj nag léegi laajal. léegi jéggal naa la ko ba déwén. voilà d'accord donc très intéressant. waaw léegi. li may wax. moo di ne réew mii ñu yàlla may. ay xéewal ñi ngi fi du yurndoo. waaye nañ mel ni loolu amul. nañ sëgg liggéey. te jàng. comme ça calme. waaw xale yi nañ jàng. nit ñi nañu liggéey lu leen fa fekk ñi ngi liggéey lu leen fa fekkul fekk ñi ngi liggéey. réew mi liggéey mooy seen première chose. ñaareel ba diine yëfu xel la ak xalaat. yëfu xol ak xalaat. ku nekk ak ka la yàlla bëggloo ak fa la yàlla bëggloo. suñu wax jàngi. kon nag ku ne sama doom benn doom daf doon wax ak man ñëwoon na fi léegi. ci xaritam boo xam ne daf ko ne yéen dey seen diine ji da ngeen a copier ci ñun suñu yëf wax ba pare man na ko waaye bàyyi ko ci li mu ne ngëm-ngëm duñ ko discuter. déedéet. man
li ma tax a bëgg Cheikh na Ahmad Tidiane radiyallahu anhu bu ma ko kenn laaj parce que bu ma ko bëggoonoo sax mënu ma koo wax waaye lu ne ci xol bi la mais man mosuma gëm ne bëgg Cheikh na Ahmad Tidiane radiyallahu anhu jooyoo na ak bëgg Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu parce que Serigne Touba mbaaxam lu rafet li mu wax ci Cheikh Tidiane dem na ba ne radiya anni sibtuka Tidiane mu ne ko sët Cheikh Tidiane gërëm na ma waaye lépp loolu kenn daf ko mën a am kon nag Tidiane ci murid ci Tidiane njarum soow la ak suukar ak galaas bu kenn seppi galaas gi kenn mënut la dindi suukar si boole tuur baa boole naan la bi ci des mooy ñi ñu war a rééduquer dañu war a ut école civique pour formation war na balaa ngaan jéem a nekk leader politique bala laa jox récépissé war na li yóbbu ci formation même bu dee une semaine 10 jours ñu xamal la ne am ci politique soxlawul saaga soxlawul tudd waajuru nit ñi soxlawul yow nga tuddee ay nit ki ay fenkat ak ay sàcc ak ay nangam surtout ci réseaux sociaux yi léegi ñu calmé wu aussi waaw xam nga malgré li xew lépp li ma seedeel tey yaayu Idriss Seck bi laa Idriss Seck taxul Cheikh Tidiane Sy mi ma ko wax te xëy na ba ma koy xaw ma woon ne bés pour ma mën koo seede moo tax man gëm naa ne soxna soosu wàlliyu la man loolu gëm naa ko même bu dee boo kenn bañ ko ñàkk man loolu gëm naa ko parce que Serigne Cheikh du koy waxantu Serigne Cheikh du ko muy koy waxantu donc dama bëgg ñu rafetalante mais li may wax man jëmul ci politique ndax man bu ma doon tey toog tey bëgg a waxal Macky Sall pourquoi amee nëbbu damay ne maag Macky Sall la ànd yow yaa ñëw ne ma lu tax nga ànd Macky Sall kan moo fi nekk kan moo may dam ne ma lu tax nga ànd Macky Sall kenn mais je dis c'est pas le cas ba fii ma toog di wax ak yéen mosuma dem ci moom ci palais bi juróom-benn at yi liñ ci daje passé wul ñeenti yoon ci ay occasion comme genre bi mu ñëwee Kaolack wala nañu daj ci benn dëj wala nangam jeex na mais nag estimé naa ko en tant que ami personnel ma wax la tey li ma boole ñaar benn moo tax ma jàpp ko benn moo tax ma mere ko te ñaar yooyu benn affaire la yaba soxnaam daawul jógee sama kër sama xaritu yaayi doom ñu di fa ñëw dana fi ñëw bàyyi ko fa si suba ba heure bi mu doon koo jël si ma am doom bu jigéen ñu ñëw ñoom ñoo ko ngénte soxna sa indi laa yee kii moom mu baatare keroog Macky Sall baatare na waaw xam nga loolu luñ ko fàtte kii baatare sa ngénte dëgg la yàlla def kooka am rak ma woo ko moo yëgal ko ñëwul ma mere ko am nga ci droit mais loolu xam nga li tax ma gërëm ko ak loolu tax ma mere ko amul leneen nag amul benn différence suñu diggante mais diggante bi xale boobu dem na ba màgg ba bërki dee mu ñëw mu jël ko teg ko fii ñu fotow xam nga ki jël sa doom di ko teg fii di yaag sa jabar ngeen di ko xëccoo vraiment kooku yaakaar naa ne bu dul xarit kon amoo xarit mais nag politiquement ànduñu jusqu'à présent du ma wax ne man nag avant lii Idrissa wax barki démb avant mu wax ko man waxoon naa ak samay nit bañ ne de est-ce que duñ def ak moom coalition bu ma ko bàyyee nag bu ma bàyyee loolu li mu wax yonent bi moo tax sallallahu alayhi wa sallam ndax boo wax boobu Bédouin ba mu yónnee lettre ba ci roi de Perse kooku dafa jël lettre bi xotti ko xanaa du Bédouin moo may bind kon nag ki utiliser baat boobu nga xam ne baatu Bédouin bi yonent bi daf cee mer ba ne yàlla na yàlla xotti nguuram ni mu xottee lettre bi baat boobu métti na ma dootuma ci wax man jéggale naa sama wàll nangu naa njéggal mu defoon mais dama wax ne alhamdulilah Macky ci boppam ba mu demee ca kii ba lu mu tudd Charlie Hebdo ba la ma ca wax daf caa mer ba màtt ma waaw daf caa mer ba màtt ma moom xam na ma xam
waaye taxul ma yuuxu nag damaa jàpp suma ngor noppi rek. macha allah jërëjëf. waaw ne buñ ma màttee ngir yonent bi jaral na ma ko te jar na ko. jërëjëf kontaan nañu docteur Ahmed Khalifa Niass merci à tous tàggoo bi nag mënul ñàkk très rapidement merci Mamadou Mohamed Ndiaye. à demain incha allah Oustaz Assane ñu ngi lay gërëm. suba wareef Ramadan rek. wareef Ramadan ci suba gi kuuf kaf bu leen ko fàtte. kuuf këf kaf équipe bi fu ñuy football nañ leen wax kuuf këf kaf ndax ñu am ndam. waaw kon kuuf këf kaf. kuuf këf kaf na ko ñëpp wax. waaw ndax day maye jàmm. te baax na. waaw ku bañ équipe bi kuuf mu ko. lu équipe bi uti nañ ko këf. te na ñëwee kaf. këf kuuf kaf di dee waaw kontaan. jeena merci doyen. waaw Pape di la jaajëfal bu baax. bu fekkee xaj na ci ñuy wax rek ñaw bi. waaw ñu ngi jërëm bu baax a baax Birane Gueye wax dëgg yàlla moo génn fii. madame Diallo Binta ñu koy gërëm As Jobe Sila Serigne Massamba Diouf Soda Gueye ñu ngi lay bëggee ak ndigal waa kër gi fàttewuñu kenn ñu ngi ziar bébé Fatou Gueye Khadilo jaa ngeen jëf ñu ngi ziar ñëpp. merci beaucoup Kebs Thiam. waaw jërëjëf Baye Cheikh di remercier tagal la di place am de 77 247 08 Cheikh Thiam Parcelles Assainies moo ma ñëwal xob bi maa ngi koy remercier di kontaan bu baax di wax à la prochaine à demain incha allah kon suba dañuy dàbbali Girassi voilà la ñuy recevoir waxtaane démb ak tey bravo waaw lu ma sor rek moo ko ñaw Jafala Couture waaw fii ci point E ci canal bi point E macha allah tey moom ñaari solo nga def premier solo ak deuxième solo bi ci suuf nag doo bàyyi couture macha allah ma jóg peex jërëjëf Pape Cheikh ñu ngi dolli nuyuwaat ñi nga xamante ñoo doon seetaan ñëpp di remercier bu baax Taylor dool mi nga xamante ni moom sañsel Cheikh sama xarit sama doomu nday nekk foofu ca Sicap Plateau ma di ko gërëm bu baax a baax di gërëm téléspectateur di ñu seetaan yëpp waaye di nuyuwaat baax a baax sama sëñ maam Cheikh Mbaye Malaaj Jine Mbaye di nuyu baax a baax soxna Momi Kébé sama xarit sama yaay sama lépp di ko nuyu bu baax a baax di nuyu di sant baax waa Touba Ca Kanam ndax tey moom ñoom laa war na jàlle seen élément ak Ousmane Nawel mais mooy nga xamante ni moo nekk Kaolack di ko def ay social yu am solo moom tamit xam naa dinañ ci macha allah dinañ ci ñëwaat ndax waa Touba Ca Kanam moom suñu ay partenaire lañu Bijou si ñu ngi lay gërëm bu baax on n'a pas eu aussi le temps de génne tey mot de quartier mais xam naa dinañ ci ñëwaat incha allah mercredi incha allah Pape Cheikh et puis di remercier madame Diallo qui a ay dara pour sañse bi tey moo ma habillé moo génn fii tey donc merci à mercredi incha allah voilà def na ma ninam. kii yaa ay dara merci beaucoup gis naa plateau bi ñëw plateau bi jeeg fees na sa place yàlla na sëy merci Pape Cheikh ba semaine prochaine incha allah di remercier ki nga xamante ni mooy Fallou styliste nekk si deux voies Yoff yi di ma dem tamit Pape Cheikh te rappelé wu ma li nga xamante ni mooy conférence FEMAT bi am le 9 juin à Sorano incha allah. merci Mamadou Ndiaye ñu ngi lay gërëm. merci beaucoup maa ngi lay gërëm Pape Cheikh donc rendez-vous demain incha allah comme ni ñu koy waxee rek kuuf koof kaf. voilà waaw week-end couture tamit ñu ngi koy gërëm ak création pour Mamadou Mouhamed Ndiaye merci à tous équipe de production bi yëpp ñu ngi leen di gërëm tonton Mac Pape Samba Thiam joxeel leen gërëm yi Bouba Ndour mi produire quartier général bi donc suba daañu dellu si Girassi mooy nekk invité bi fàttaliwaat leen ni bu ca kanamee tuuti dañuy dem Mbour ngeen mën a dund en direct li nga xam ne ni mooy festival Salam Kouf Keuf Kaf